waaw li ñuy def dañuy sant yàlla bu baax rek di gërëm monsieur le maire ci nii nga xamee ne noonu lañ ko defaree ndax bu nee ubbi tey jàng tey école des ay fan mu indil ñu fourniture yi ñun parents yi duñ def loolu am ci mbégte ak kontaante di ko sant di ko ñaanal yàlla lépp lu mën ren bu déwénee yàlla mën lu ko ëpp li nga xamee ni moom la ñu wax nag ni maire def na li ko war ca bi mu defee li ko war wàcc na ñun parents yi ñun ñoo ci des niñ ci dese mooy fas yéenee jàppale xale yi accompagner leen ci wàllu surtout rawatina ci biir kër gi ndax xale bu ñëwee ci jógee ci école ba ñëw ci biir kër gi télévision nga fa kër ga rajo nga fa kër ga lu ne nga fa yow mi parent bi da ngaa war a jàppale xale bi ci ci njàngam mi nga xamee ni moom la jógee ci école bi mu gën koo topp suivre ko ba mu mën a gën a jàng ay leçons ci biir kër gi surtout rawatina télévision yi film yi ñun parents yu jël ay matuwaay yu mat sëkk yoo xamee ni war nañoo accompagner xale yi ba nga xamee ni bépp xale bala ngaa seetaan télé daa fekk nga jàng sa leçon ba mokkal ko yenn yónneen yi ak yenn travaux domestiques yu ëpp ci xale yi ci biir kër yi ñu wàññi ko nga xam ne dina permettre ñu mën a may xale yi chance ñu jàng ci biir kër gi ba nga xam ne leçon yooyu ñu leen jox ci école bi ak exercice yi ñu leen jox ci école bi ñu mën koo jàng ci kër gi ba buñ delloo ci école ba mën koo tari te duñ ci am benn jafe-jafe. kon daal loolu lay ñaax population bi ni comme ni mu koy faral di waxee rek ndax tey ku ci doon jënd fourniture nga yor ñaari élèves yor ñetti élèves dina metti lool ci jamono juñ toll monsieur le maire indil ñu fourniture yoo xam ne mën nañ koo jëfandikoo ba école ubbiwaat ca duñu jënd fourniture kon loolu kun ko defar rek war nañoo fexe jàpp ci ba nga xam ne xale yi tey bu résultat yi ñëwee mbir mi dina ci gën a jouer bu baax kon maa ngi ñaax parents yi bu ko defee ñu gën a jàpp si njàngu xale yi ba nga xamee daal résultat yi ñu bëgg ak réussir bi ñu bëgg enseignants yi bëgg ko ñu mën leen see jàppale ci école yi ñuy wax tamit APE yi ak CG yi ñu gën a veiller surtout ci école yi comme ni mu ko waxee ndax ñun ñooy ñi nga xamee ni askan wi def ñoo tànn ni kat yéen a dox suñu diggante ak enseignants yi yéen a dox suñu diggante ak école bi kon ñu nit war nañoo mën a taxawaay bu mat sëkk ba nga xamee ni lépp loo xamee ni ñëw na ci école bi ñu ànd ko ak enseignants yi ànd ko ak directeur bi saytu ko saytun bu mucc ayib saytun bu leer ba nga xamee ni jafe-jafe yi monsieur le maire di wax ni kat daf koy léeg-léeg daf koy remarqué yooyu ban cee am ca ñun ñii la war ndax école bi suñu école la ñun ñoo ko moom ki ñëw di jàngal suñu doom ëllëg dañ koy affecté mu dem feneen kon ñun ñuy waajur yi ñun ñoo war a mën a taxaw ci fourniture yi bu ñu koy joxe ñun ñoo war a ànd ak directeur ak enseignants yi séddale ko ba mu mat bépp xale lu mu manqué ci école bi ñun ñoo war a taxaw ànd ceeg moom ba nga xamee ni cahier yooyu parents yi dinañ ci gën a sentir seen bopp élèves yi dinañ gën a sentir seen bopp bu ko defee tamit ñu gën a jàpp bu baax daal ci li nga xamee ni moo war a doon njàng mi ci biir kër gi moytu télé yi moytu rajo yi moytu yenn fo yi ci biir kër gi rek ñu jàppale xale yi ñu mën a jàng am ndam. waaw maanaam dañu wax ni ñun suñu école fi mu toll li ñu bëgg dëgg-dëgg te war koo réussir muy suñuy ambition nag bu ñu koy wax dafa wuteeg défi mooy li ne sa kanam muy doon jafe-jafe ngay xool ndax mën naa ko mënuma ko di décourager bu ñuy wax ambition nag mooy li nga xam ne man dama ko bëgg ba pare am gëm-gëm ni man mën naa ko atteindre di dem foncer ci loolu ñun sunu ambition mooy lan réussir qualité njàng réussir aussi am école boo xam ne ci équité lay dox équité mooy xale yëpp am même égalité de chance de réussir waaw bu ma ñëwee école ànd ak sama naatangoo du ndax sama parent amul ñu xëy ni ma yow ani sa inscription ma ne sama papa nee na xaaral ñu dàq ma ani sa fourniture ñu ne amoo ñu dàq ma loolu mooy école boo xam ni tollalewul xale yi dañu bëgg école boo xam ne xale yëpp bu ñu duggee dañuy nekk ci sécurité am li ñëpp ku ne am li ñu war a am ñëpp di recevoir même enseignement apprentissage yi ñi ci xam ni sax dañoo am difficulté duñ leen bàyyi ndax bu njëkk da nga daan kii rek ñii raw seen morom ñu ni ñii dañ daan dem am ay rangé nulaar mais tey xam nañ ni benn xale nulaarul waaw benn xale nulaar képp koo ci dimbali rek mun na réussir donc vraiment bu ñu bëggee qualité ñëpp dañ ciy jàpp état dafa ciy jàpp la ko ca war collectivité locale yi dañ ciy def comme ni maire def tey communauté bi dañuy engagé wu ndax wax nañ leen nii sax dañoo am di daje di saytu école bi xool lépp lu ci war tey ñu jaayante pour seeni doom waaye bu ñu doomu Ngoundiane réussir doomu Thiès réussir doomu Dakar doomu Sénégal yëpp réussir donc décentralisation la ñu wax décentralisation li ñu koy misaale mooy borom kër gu doon liggéey di joxe junni dépense tey mu ni retraité daan ni njaboot gi yokku na
doole ji ab bëreetul dinaa joxe ñaar téeméer léegi doom yi màgg nañ ku ci ne xanaa war naa mën a indi dara mbir mi kon ne dox day gën a dox sax loolu rek lañ ci tàmm. loolu yaakaar naa ni su koy wax waxu ko noonu rek xëy na da koy wax parce que am na lu xewoon dox nañ ci ay jéego ba nga xam ni bañ ci paree it je crois que waxoon nañ ni heure bu ñuy joxee te fourniture nii lañ koy defee am na it plan boo xam ne moom lañ ko war a saytoo ba nga xam ni lañ ci bëgg ñu dem ñu parce que jaaduwul ñu def effort boobu joxe ay fourniture pour xale yi réussir ñu mujj di ko def feneen vraiment loolu jaaduwul dinañ ci veiller incha allah. waaw jàngalekat yi moom dañ leen di sargaal ba pare balaa ñu leen ñaax sant leen gërëm leen parce que moom la maire wax jàngalekat yi kenn amul seen fay état mun leen fay parent mun leen fay keneen mun leen fay moo tax nag ñoom tam ñu war a comprendre que ni jàngale am na beneen pay jàngale du payu salaire rek mais am na beneen pay. nañu continuer mën nañ continuer di revendiquer ak yooyu mais nañu fexe ba xam ni li gën a am solo moom lañ leen dénk mooy xale ay baykat lañu baykat bii dafay dugub lay def ci suuf di roose ñoom baykat la yoo xam ni xale la ñuy jëmbat muy sax ba ëllëg mu nekk koo xam ni wax dëgg yàlla vraiment te xam nga xale ku ne rek dañu ne gune mooy ku ne bu la yàlla dénkee ay xale mooy dénk na la kumpa dama ci joxe benn anecdote rek mbër mi ñuy wax Falang mu ne bi mu demee palais Abdou Diouf recevoir ko Abdou Diouf dafa ne ko ndax yaa ngi fàttali ko ba nga daan ñëw Louga di bàkku mu ne ko waaw mu ne ko xale yi daan diiraan topp la ci laa bokkoon mu ne ko su ma xamoon lool de damay wàññeeku man tingoom la di daw ak yow mooy nag jàngalekat yi nañu xam ni loolu lañ leen dénk waaw lañ leen dénk fay kenn amul seen fay nañu gën a góorgóorlu nag fexe ba lépp lu ñu am nañ ko joxe incha allah. waaw xam nga lii moom dañ ci sant yàlla parce que fukki at ak ñaara ngi ni 2009 yàlla teg ñu ci boppu commune bi ñu koy baaxoo de koñ buñ toogee ba tey yàlla may ñu tal ak kattan ñu koy defaat dañ ko war a sant yàlla. ma koy gërëme bu baax conseil municipal lu Ngoundiane parce que man dañ ma jiital rek waaye waa Ngoundiane dañu tànn ñeent fukki conseiller ak juróom-benn ci conseil yooyu ñu tànn ci ñett muy man ak samay adjoint te lépp loo xam ne naal nañ ko ma waxtaan ko ak samay adjoint le maire Yipane Ndiaye ak le maire Mbaye Sarr buñ ko indee ci conseil bi ñu nangul ñu ko bokk na ci lii nga xam ne moo ñu dajale te muy fukkeelu yoon bi ak ñaar muy cérémonie boo xam ne dañ ci joxe fourniture pour école élémentaire waaye boole ci sax école secondaire yi maanaam lycée bi ak CM bi nga xam ne bokkuñu ci compétence waaye xam nañ ne ay doomu Ngoundiane lañu te xale yi nga xam ne ñoom la ñuy jox fourniture tey bu ñu amee entrée en sixième ñoom ñooy dem sixième dem seconde ba am baccalauréat donc muy loo xam ne dañ ciy sant yàlla muy occasion boo xam ne da nga koy def chaque fois ñu koy def nag yàlla duñu ko mën loo ñu génne lu toll ci fukki million ak juróom jënd ko ay cahier jënd ko ay bic jënd ko ay matériel géométrique loo xam ne enseignants yi ñoo ñu wax lii la ñu soxla parce que loolu tamit dafa am solo du ñu dem rek jënd waxtaan dañu wax expression des besoins lii la ñu soxla ñu jëndal leen ko jébbal leen ko nag pour ñu yegge ko élèves yi nga xam ne ëllëg ñaari bés bu ay des na pour école ubbi ñu bëgg ne avant booba ñu jël ko jébbal ko directeur d'école yi jébbal ko élèves yi ba ku ci nekk la nga am nga dugal ko sa saak nga xam ne le 14 buñ ne école ubbi na ku xëy am cahier am bic am feuille am loo mën a jànge loolu nag buñ koy def parce que dañu gëm éducation c'est pas loo xam ne dañ koy def par circonstance mais dañu ko gëm ko nag di ci def investissement yàlla war ñu ci njariñ loolu mu ciy gën a jox encouragement parce que daaw boo xoolee résultat entrée en sixième ak CFE boo xoolee fukki école yi nga xam ne ñoo raw ci département Thiès ñett yi ci commune Ngoundiane lañu mais loolu la nit di ñaan maanaam investir yàlla may la ci ndam kon maa ngi féliciter école yooyu muy directeur d'école lu Càngaay bu Buuj Ngom ak bu Seew Xay mais di féliciter waale yeneen directeurs yëpp parce que doonte ñeneen ñi bokkuñu ci ñi kii am nañu ay résultats yi satisfaisants ci ñooñu maa ngi ciy jiital madame
Diop Fama nga xam ne mooy directrice mooy présidente CODEC te nga xam ne njàngale rek moo ko ñor boo demee ci école am école Kër Songo ma nga fay def liggéey bu mucc ayib di fa indi ay projet te loolu bu mu amee tamit ci njàppalem inspection d'académie et de la formation ma ci remercier monsieur Niane nga xam ne moo yore district Ngoundiane mais di remercier l'inspecteur Abou Beydari Diallo nga xam ne moom tamit lu ñu soxla mi ngi ci di leen ñaax rek ñu bañ a naagu parce que baax na nga yéeg bokk ci ñi ci kawe waaye bul xalangu ba wàcc ñi gën a suufe donc nañu maintenir qualité bi ñun lu ñu war a danañ ko def pour en tout cas jàppale leen ci wàllu jumtukaay infrastructure moo xam salle de classe la moo xam mur de clôture ci école yi ko amul moo xam table banc la moo xam chaise yi nga xam ne ay chaise de bureau dana leen ko jox ba mu mat sëkk fourniture yi nag waxi noppi mi ngi nii te du jeex li ñuy ñaan rek mooy nañ ko yeggale élèves yi ñu jëriñoo ko li ci des ñu garder ko parce que soxlawuñ ci lenn mairie bi jëlu ci benn kaye niñ ko commandé noonu lañ ko jébbale noonu lañ bëgg ñu joxe ko élèves yi ci des ñu garder ko bu ko defee résultat yi ñu amoon yàlla mën na am ñu am yu ko raw parce que investissement moom boo ci defee qualité rek yàlla may le résultat. waaw cadre de vie bi dafa am solo parce que xale yi ak jàngalekat yi généralement temps bi ñuy passé ci l'école bi moo ëpp sax la ñuy passé seen kër ba tax na insisté naa pour école boo xam ne am na ndox bu doy 24 heures sur 24 am na mur de clôture maanaam xar du fa dugg béy du fa dugg am na porte boo xam ne boo génnee nga tëj mu am ay élèves am ay jàngalekat war na mën a am ay garab parce que garab bi ngelaw li ñuy noyyi ci garab lay jóge àdduna nag dafa xaw a jaxasoo ba changement climatique yi indi ay loraange yu bari yoo xam ne dafay am impact suñu vie loolu nag bu ñu bëggee dellu siwaat ci cadre de vie il faut ñu jëmbat garab comme école nag mbir fi ñuy jàngale la dafa baax enseignement yooyu au-delà bind ci kayit ñuy def ay pratiques yoo xam ne c'est de bonnes pratiques ba nga xam ne Sénégalais bu nekk war na xam ne jëmbat garab war na ko waa xale bi nga xam ne moom mooy jàng te ëllëg mooy màgg mu xam ne garab boobu daf ko war a màggaale moom moo koy dundal mooy dundal njabootam mooy tax Sénégal en tout cas yenni calamité yi am feneen yàlla mën nañ ciy musal donc ci sunuy critères d'appréciation ak jàppale école yi un cadre de vie boo xam ne boo duggee di nga gis garab yu naat dana bokk ci critères yoo xam ne danañ ko utiliser pour primer en tout cas les écoles wala seeni jàngalekat